Walfadjri personne morale la muy benn ñaareel bi ñu yónniwaat seen huissier mu ñëw indi kayit gii ne nañ ko fayal bu moom wàllam 5 millions yu teg ba pare nag ne li nekk ci kër gi yëpp bind na ko lépp lu ñu war a jaay la dalee ci big yi ñuy bindee ba lépp dana ko jël lépp jaay ko loola li muy firi mooy ni nee na dana rendi Walfadjri tey. yemook njiitu réew mi Macky Sall xaatim certificat de décès bu groupe Walfadjri te muy këyit guy wane ne groupe Walfadjri dee na moom njiitu réew mi Macky Sall jël na dogal la daal di tëj kon mboole seeni compte yoo xam ne ni groupe Walfadjri an woon na ko ci banque yi te fii la ci waxtu yu néew daañuy jël si jumtukaay yi nekk ci rajo bi télé bi yóbbee njiitu groupe Walfadjri yëkkati ci kàddu li ñuy def rek mooy dégtal leen tuuti rek ci ay kàddoom laataa ñu cee dellusiwaat en intégralité. dama ñëw pour wax ne réew mi yàlla teg na ko natt bu métti boobu nag mu ko teg mooy teg ci kanamam ay kilifa yoo xam ni dañoo jàpp ne ñoom ñooy yoon mooy lu leen neex ak lu ñu bëgg looloo tax ñoom su leen neexee sañ nañ koo jalgati su leen neexee sañ nañ koo teg jalgati yoon nag ci côté yoon ci côté nguur mooy liñ tëraloon ne nguur yemul ci benn jëmm la fi nekkoon ak li fi nekk ba fawwu la képp ku ci ñëw lañ ca tëraloon loola boo ñëwee danga ko war a doxal ci biir loolu nag nguur ak Macky Sall nee na dana jalgati loolu ñu xam ci yoon ci Walfadjri rek nag danga ne lii de yoon a ko may lii de état ko tëraloon ba mu mat sëkk waaye nag danaa ko jalgati loolu nag ni mu ko jalgatee mooy këyit gi ñu gis dañ cee bind ne lu ñuy nëbb la di wax ne ñu muri ko mooy jëf jën def lu ñuy nëbb la confidentiel lañ ci bind dañoo bind ne urgent dañ ko war a daal di taxawal lu gaaw la ana lan moo ci nekk mooy ne presse bi daje na ak état sénégalais pour am lu ñu tëral loolu nag kay gi ñu ko génnee ci le 13 avril 2010 numéro ba nga xam ne moom la gàddu mooy 000044 ñu daal di def bar DGID bar SP bar corps ana lan ñan ñoo daje woon pour tëral li nga xam ne moom la këyit gi nar a maye ci wàllu presse Madiambal Diagne ma nga toog monsieur Yakham Mbaye ma nga toog monsieur Cheikh Tidiane Thiam bu Soleil ma nga toog Mohamed Joseph Sarr ma nga toogoon Alassane Diallo ma nga woon ca jotaay ba Babacar Diagne ma nga woon ca jotaay ba Ablaye Bamba Diallo ma nga woon ci jotaay ba ak Vieux Aïdara ci côté état le président de la république Ablaye Wade moo jiite woon daje ba le ministre d'état Habib Sy ma nga toog fekke ko le ministre de la communication Moustapha Guirassy ma nga toogoon Pape Samba Mboup bu cabinet bu président Wade ma nga toogoon Alioune Diop ma nga toogoon Serigne Mbacké Ndiaye bu communication président de la république ma nga toogoon maître Amadou Sall ma nga toogoon Mamadou Diop Decroix ma nga ko fekke woon ñooñu fekke woon daje boobu lan lañ wax mooy ne nag dañoo bëgg a baale presse bi yëpp y compris seen doomi bopp bi lam amee ci fiscalité loolu tax na ba kii leen seen loxo bu leen fayee fekk ñun ñu ngi doon fay régulièrement ndax xamoon ne li jig ñeneen ñi xëy na jiguñu
ñu ne ñu na ngeen téye seen loxo jox ñu këyit gii ñu téye ko denc ko kon looloo ñu taxaw na téye suñuy loxo lañ téyewoon suñuy loxo nag loolu la ñu ne tey loola moom danañ ko guqi tey te fekk ñun téyewu ñoon suñ loxo pour bugg koo téye yoona ko yoonal yoon wi ñu fayloo yoon woowu moo ñu leen téye leen seen loxo ñu ne nag yoon woowu Macky Sall ak fiskam jalgati nañ ko nee nañ ko fay loolu nag waxoon nañ ko ci presse bi bañ gisee lay yor Walfadjri bu altine bi passé bindoon na ko bi mu bindee loolu ñu toog di séentu ni woon nañ ñu ngi nar a gàddu ñetti mbir benn bi di fisc benn bi di BSDA benn bi di APR ku nekk am nga loo yëngal pour bugg a woon ne fii laa leen di jaare biñ xëyee nag tey ci àjjuma ju sell ji ci weeru Chaabaan bi Macky Sall yónnee na fisc bi ci mbooleen banque buñ am ko ne ko la fa nekkoon teg ca loxo la fa nekkoon ñu ci fayee suñuy fournisseur di ci fayee yenn liggéeykat yi nee nañ ko teg ci loxo muy benn nga xam ne mënatoo faa dugal mënatoo faa génne te mënoo ko itam def ci beneen compte puisque Walfadjri personne morale la muy benn ñaareel bi ñu yónni waat seen huissier mu ñëw indi kayit gii ne li ne nañ ko faye bu moom wàllam 5 millions yu teg ba pare nag ne li nekk ci kër gi yépp bind na ko lépp lu fi yëngatul luñ war a jaay la dalee ci biir yi ñuy bindee ba lépp dana ko jël lépp jaay ko loola li muy firi mooy ni nee na dana rendi Walfadjri tey loolu la Macky Sall wax ci bisu àjjuma ji ci la ko déclaré solennellement man nag damay dellu siwaat ci askan bi ne Walfadjri ñoo ko moom ñu ni Walfadjri seen yëfi bopp la seen mur de lamentation la lu leen naqadi fii lañ ko na waxee ñoom laay dellusi duma dem nag di taxawaani fenn wala di woote ji feneen puisque lii dafa ne fàng yi ci des yëpp dañ daan wax leneen waaye lii jalgati yoon la te ka koy jalgati mooy ka waroon a taxawal dëgëral yoon moo tax damay jël l'opinion publique nationale et internationale ci fay yi nga xam ne tey def nañ ko nga xam ne jóg nañ ut si Walfadjri ne dañ ko rey tey su ko defee nag loolu mooy moom laay annoncé jël opinion publique boobu jël liggéeykat yi fi nekk jël mbooleem presse nationale et internationale pour won ko li nga xam ne moom la état def pour jalgati damay wax nag mu leer ne bu fekkee wax li nga xalaat bàkkaar la kon ni ñooy bàkkaarkat yi gën a mag wala nga am ñoo jàngatee ñëw teg ko dana tax ba fa nga nekk ñu nga nekk di liggéey yépp ñu xañ leen ñàkkal kon nañ ñu xañ ñàkkal waaye ñun dëkk ki ne di wax li ñu feek ñu ngi dund bu fekk mooy tax sa kanam duñ sëgg mukk ñëw ci kanam kenn di laaj loo xam ne ak yelleef la boo xam ne yoon moo ñu ko may dëkk bi ñu dëkkee réew mi moo ñu ay tëralin yu leer ñoo ñu ko may duñ tàllal si xol di ko ci ñaan suñ jël li ko na waaye jël ndax at yëf yi ci askan wi yëpp mu xalaat ci su ko defee itam maa ngi déglu xalaat xam ne ñu ngi jëm si ci ñun ba xam at bi lan la ñuy def ñoom nag gannaaw nañu tëj nañ compte yi loolu tëj nañ ko buñ ne jaay ci kon à tout moment te nañ jël kon waxtu yéen déggatul Walfadjri wala gisat leen ko bu mu leen jaaxal Macky Sall moo déclaré jalgati na yoon yëpp te dana Walfadjri mbooleem ci nekk ndax dafa soxla kon loolu laa ne woon danaa ko wax mbooleem Sénégal yu góor jigéen ñu xam li nga xam ne moom lañu xew di leen wax nag ne Walfadjri moom bàmmee sax ci kanam rek lañ koy wax
mu nga kon ñoo ko déggandoo loolu day kàddu yoo xam ne ni ñu ngi ko nangoo ci président groupe Walfadjri di Sidi Lamine Niass kon xibaar baa ngoog njiitu Macky Sall xaatim na certificat de décès bu groupe Walfadjri te mooy kayit gu wane ne groupe Walfadjri dee na moom njiitu Macky Sall kon jël na dogal daal di tëj mboole seeni compte yu groupe Walfadjri amee wante fii ci waxtu yu néew daal di ñëw jël si jumtukaay yi nga xam ñoom nekk ci rajo beeg télé bi yóbbee kon njiitu groupe Walfadjri di yëkki ay kàddoom daal di kon ñaaw lu ni mel ba tax sax mu yëkkati ay kàddoom daal di jël askan wi comme seede lu jëm kon sax si kàddu yooyu le daañu ci dellu soit incha allah rabi ci xibaar yi bu jeexee ci nu mu gëntee yëpp. waaw sama gars yi jéggal leen ma comme ni ñuy ñëwee toujours tey tamit dañuy ñëw rek sans aviser kenn maanaam man dama am problème doomu sénégalais yi am problème ñu ñàkk nit koo xam ne tey ci histoire du Sénégal mën nañu ne ci journaliste yu gën a xarañ la bokk ci journaliste yu gën a gëm liggéeyam la bokk waaye doomu sénégalais yi ñu ngi bëgg a jël dëju waa ji tamit ñu bale ko ci suufu lal gi xam ne Macky Sall moo ko rey kii néewu Macky Sall la donc li ñu bëgg dañu bëgg am na ku ne laay diba arrête le passé et c'est passé déedéet le passé n'est pas passé xam nga dafa am ay réalité yoo xam ne yooyu la ñuy dund Sénégal boo xoolee Macky Sall ci Karim Wade la commencé faagaagal ay opposition mu jël Karim Wade faagaagal ko jàpp ko tëj ko ci kaso bi ba mu neex ko mu yëkkati ko xaaju guddi jox ko passeport diplomatique génne ko yóbbu ko xataral ko yóbbu ko Qatar Macky Sall pare ci loolu jàpp Khalifa Ababacar Sall xam nga Khalifa Sall tey mi ngi tëdd ci biir kaso bi te mag la yaayu Khalifa Sall ngi tëdd ci biti di misère kooku tamit mënoon naa dee waaye yàlla def rek yàlla jëlagul ay fanam bi mu paree ci Khalifa Ababacar Sall jàpp doomu jàmbur boobu ñuy ne Assane Diouf mu dugal ko ci kaso bi mi ngi tëdd ci kaso bi xaarul justice xaarul dara nee nañ dañ koy yar maanaam ñoom seen kaso bi ñoom ñoom ñooy xool ku leen neex ku wax lu neex Macky Sall yow mën ngaa dund Sénégal ku waxul lu neex Macky Sall yow doo dund Sénégal xam nga dafa am ñaari Sénégal yoo xam ne doomu aadama yi ci lañ dëkk mooy Sénégal waxkatu dëgg yi ak Sénégalu fenkat yi te ñun duñu may Macky Sall wax nañ leen ko duñu may Macky Sall dara parce que ñun li ñu yëkkati mooy ñu wax dëgg doomu sénégalais yi Sidi Lamine Niass yéen doomu sénégalais yi xamul li ko rey Macky Sall dafa jékki-jékki fekk doomu gor bu tabax liggéeyam yor ko ay ati at mën naa ne ay dizaine d'années maanaam tey Walfadjri ñi ko xam peut-être am na ñaar fukki at wala lu ko ëpp yàgg na fi di liggéey waaye Macky Sall man ko ak Youssou Ndour ànd ak TFM ak RTS télé yooyu nga xam ne moom la gëm mu ne comme kii àndul ak moom kii waxkatu dëgg la xaaral léegi ma xool ma faagaagal ko ma yàq addinaam maanaam Macky Sall dafa waroon créer 500 emplois Sénégal 500 000 emplois Sénégal créé wu ci ñaar Macky Sall créé wul ñaari emploi Sénégal Macky Sall embauché wul ñaari nit Sénégal man li ma wax ci yu leer laa ko teg Macky Sall créé wul 10 emplois Sénégal loolu bi mu ci faree Macky Sall dem bind carrément waa Walfadjri mu ne defar na certificat de décès Walfadjri daf koy tëj Macky Sall jël Walfadjri faagaagal ko indi ay jafe-jafe ci kawam tëj seeni compte bancaire doomu gor nag doomu gor rek la gore di yooyu mu teg doomu jàmbur gi loolu moo gàttal ay fanam parce que kii tey bu doon Amérique dañ koy autopsie xamuñu cardiaque moo ko rey xamuñu tension moo ko rey kenn xamul lu ko rey parce que tout simplement doomu gor bu toog jàpp njàmburam di liggéeyam ñaanu la dara xam nga kii mënoon naa jël tàngalu buur di ko màcc bu doon nit ku jubadi mënoon naa ñëw ne Macky Sall kaay ma liggéey ak yow Macky Sall jël alal wari teg ko ci loxoom waaye nanguwu ko dafa toog mu ànd ak ngoram ànd ak njàmbaaram continuer di liggéey di dénoncer li nga xam ne loolu la Macky Sall ak état am di def loolu nag moo naqari Macky Sall mu dem tëj rajo jàmbur bi ba doomu jàmbur bi bakkanam xëj na ci benn kilifay diine ñëwul nag di ko weddi kenn ñëwul taxaw di wax dëgg kenn ñëwul taxaw li Macky Sall di def kenn ñëwul taxaw di ko wax kenn ñaawlu ko moom maintenant naa fekk Macky Sall bi mi ngi génn di condoléance di wax ay waxu dof te li ma leer ba leer ne jomam
jomam comme dafa ñàkk jom dina dem taxaw ci dëj bii te moom moo ko faat. jéggal leen ma gars yi jéggal leen ma dafa am ku may wax dafa am bi may wax ku ñëw dugg ci WhatsApp bi suñu benn frère bu ma joxoon numéro bi tey moom rek moo am numéro bi donc jéggal ma frère Bilo bul dugg ci ligne bi dinaa la woo ci beneen téléphone bi bu fekkee da nga bëgg a participer waaye dafa am loo xam ne mes frères et sœurs sénégalais nañu waxante dëgg xam nga doomu aadama bu dëgg ñëwee ci dëkk loolu mooy ñu wax ko xam nga sénégalais pays dëkku hypocrite la sénégalais ay hypocrite lañu parce que Macky Sall moo rey waa ji jël leen seeni carte ngeen jël seeni matuwaay ñu sanctionné Macky Sall jour élection yi bu jotee bu dul loolu dana rey kilifa diine yëpp dana rey waxkatu dëgg yëpp xool leen Macky Sall ni muy doxalee ku waxul ci moom li nga xam ne moom la bëgg a dégg yow doo dund pour wax ko suba ku waxul li neex Macky Sall kenn ñemewul taxaw tey ci ay tali Dakar ngay ŋàññ Macky Sall ndax situation yu mel nii loolu citoyen sénégalais yi rek ñoo mën a jël seeni responsabilité nañu jël suñu ay matuwaay nañu jël suñu ay responsabilité ñu sanctionné Macky Sall nañ ko jëlee ci quelque fan Karim Wade Khalifa Ababacar Sall Assane Diouf Imam Ndaw Sidi Lamine Niass waxuma la sax yeneen milliers de doomu sénégalais yi mu accusé tey boo jëloon Fallou Sène doomu jàmbur boobu mu rey nga jël suñu frère bi Ousmane kii xale bi nekk Thiès Ousseynou xale bi nekk Thiès bi ñu accusé terrorisme ak yeneen li may wax doomu sénégalais yi 2019 nañ ko def référendum Macky Sall nañu sanctionner Macky Sall les sénégalais doivent sanctionner Macky Sall le ramener dans la réalité du Sénégal les sénégalais doivent sanctionner Macky Sall xam nga man bu ma waxee ndeysaan dañuy ne dama radical mais tey la sénégalais yi waroon jóg ñu ne maintenant ça suffit na Macky Sall génn palais bi abal sénégalais loolu tey la waroon am tey bëccëgu tey bii Sénégal tey bu doon Amérique la lii am bëccëgu tey bii la sénégalais yi waroon génn taxaw ci buntu palais bi ne Macky Sall du fanaan ak Sénégal mais saa yu ma waxee rek ñu ne dama radical mais dafa am ay affaire yoo xam ne doomu aadama yi ci boppam bàyyi leen ci xel nit ku wér peng yéen a ko gisal seen bopp ñun ñëpp a ko gisandoo bu fekkee gisu leen ko yéen ñi mujjee dugg si ma wonaat leen ko comme gisu leen ko ma wonaat leen ko nit ku wér peng ku dara jotul manul jékki-jékki rek dee loolu c'est pas possible voilà. yemook njiitu réew Macky Sall xaatim certificat de décès bu groupe Walfadjri te muy këyit guy wane ne groupe Walfadjri dee na moom njiitu réew mi Macky Sall jël na dogal la daal di tëj kon mboole seeni compte yoo xam ne ni groupe Walfadjri am woon na ko ci banque yi te fii ci waxtu yu néew daañuy jël si jumtukaay yi nekk ci rajo bi télé bi yóbbee njiitu groupe Walfadjri yëkkati ci kàddu li ñuy def rek mooy dégtal leen tuuti rek ci ay kàddoom laataa ñu see dellusiwaat en intégralité. dama ñëw pour wax ne réew mi yàlla teg na ko. kii Sidi Lamine Niass mooy wax déglu leen ko mi ngi wér peng. natt bu métti boobu nag mu ko teg mooy teg ci kanamam ay kilifa yoo xam ni dañoo jàpp ne ñoom ñooy yoon mooy lu leen neex ak luñ bëgg looloo tax ñoom su leen neexee sañ nañ koo jalgati su leen neexee sañ nañ koo teg jalgati yoon nag ci côté yoon ci côté nguur. dafa wér peng déglu leen ko lii fan yii paase la déglu leen ko bu baax. la fi nekkoon ak li fi nekk ba faww la képp ku ci ñëw lañ ca tëraloon loola boo ñëwee danga koo war a doxal ci biir loolu nag nguur ak Macky Sall nee na dana jalgati loolu ñu xam ci yoon ci Walfadjri rek nag. Walfadjri rek déglu leen ko. yoon a ko may. déglu leen lii de état ko tëraloon ba mu mat sëkk waaye nag danaa ko jalgati loolu nag ni mu ko jalgatee mooy këyit gi ñu gis dañ cee bind ne lu ñuy nëbb la di wax ne ñu muri ko mooy jëf jim def lu ñuy nëbb la confidentiel lañ ci bind
dañoo bind ne urgent dañ ko war a daal di taxawal lu gaaw la. ana lan moo ci nekk mooy ne presse bi daje na ak état sénégalais pour am lu ñu tëral loola nag tey gi ñu ko génnee ci le 13 avril 2010 numéro ba nga xam ne moom la gàddu mooy 000044 ñu daal di def bar DGID bar SP bar corps. ana lan ñan ñoo daje woon pour tëral li nga xam ne moom la këyit gi nar a maye ci wàllu presse Madiambal Diagne ma nga toog monsieur Yakham Mbaye ma nga toog monsieur Cheikh Tidiane Thiam bu Soleil ma nga toog Mohamed Joseph Sarr ma nga toogoon Alassane Diallo ma nga woon ci jataay ba Babacar Diagne ma nga woon ci jataay ba Ablaye Bamba Diallo ma nga woon ci jataay ba ak Vieux Aïdara. ci côté état le président de la république Ablaye Wade moo jiitu woon daje ba le ministre d'état Habib Sy ma nga toog fekke ko le ministre de la communication Moustapha Guirassy ma nga toogoon Pape Samba Mboup bu cabinet bu président Wade ma nga toogoon Aliou Diop ma nga toogoon Serigne Mbacké Ndiaye bu communication président de la république ma nga toogoon maître Amadou Sall ma nga toogoon Mamadou Diop Decroix ma nga ko fekke woon ñooñu fekke woon daje boobu lan lañu wax mooy ne nag dañoo bëgg a baale presse bi yëpp y compris seen doomi bopp bi lan amee ci fiscalité loolu tax na ba téye leen sa loxo seen loxo bu leen fayeti fekk ñun ñu ngi doon fay régulièrement ndax xamoon ne li jig ñeneen ñi xëy na jiguñu ñu ne ñun na ngeen téye seen loxo jox ñu këyit gii ñu téye ko denc ko kon looloo ñu taxoon a téye suñuy loxo lañ téyewoon suñuy loxo nag loolu la ñu ne tey loola moom danañ ko buqi tey te fekk ñun téyewuñoon suñ loxo pour bugg koo téye yoona ko yoonal yoon wi ñu fayloo yoon woowu moo ñu ne téye leen seen loxo ñu ne nag yoon woowu Macky Sall ak fiscam jalgati nañ ko nee nañ ko fay loolu nag waxoon nañ ko ci presse bi ba ñu gisee lay yor Walfadjri bu altine bi passé bindoon na ko bi mu bindee loolu ñu toog di séentu ne woon na ñu ngi nar a gàddu ñetti mbir benn bi di fisc benn bi di BSDA benn bi di APR ku nekk am nga loo yëngal pour bugg a woon ne fii laa leen di jaar biñ xëyee nag tey ci àjjuma ju sell ji ci weeru Chaabaan bi Macky Sall yónnee na fisc bi ci mbooleem banque buñ am ko ne ko la fa nekkoon teg ca loxo la fa nekkoon di ci fayee suñu fournisseur di ci fayee yenn liggéeykat yi nee nañ ko teg ci loxo muy benn nga xam ne mënatoo faa dugal mënatoo faa génne te mënoo ko itam def ci beneen compte puisque Walfadjri personne morale la muy benn ñaareel bi ñu yónniwaat seen huissier mu ñëw indi kayit gii ne li ne nañ ko fayal bu moom wàllam 5 millions yu teg ba pare nag ne li nekk ci kër gi yëpp bind na ko lépp lu fi yëngatu lu ñu war a jaay la dalee ci biir ya ñuy bindee ba lépp dana ko jël lépp jaay ko loola li muy firi mooy ne nee na dana rendi Walfadjri tey loolu la Macky Sall wax ci bisu àjjuma ji ci la ko déclaré solennellement man nag damay dellu siwaat ci askan wi ne Walfadjri ñoo ko moom ñi ni Walfadjri seen yëfi bopp la seen mur de lamentation la lu leen naqadi fii lañ ko mun a waxee ñun lay delsi duma dem nag di taxawaani fenn wala di woote ji feneen puisque lii dafa ne fàng li ci des yëpp dañ daan wax leneen waaye lii jalgati yoon la te ka koy jalgati mooy ka waroon a taxawal dëgëral yoon moo tax damay jël l'opinion publique nationale et internationale ci fay yi nga xam ne tey def nañ ko nga xam ne jóg nañ ut si Walfadjri ne dañ ko rey tey su ko defee nag loolu mooy moom laay annoncé jël opinion publique boobu jël liggéeykat yi fi nekk jël mbooleem presse nationale et internationale
pour won ko li nga xam ne moom la état def pour jalgati ko damay wax nag mu leer ni bu fekkee wax li nga xalaat bàkkaar la kon ñu ñooy bàkkaarkat yi gën a mag wala nga am ñoo jàngatee ñëw teg ko dana tax ba fa nga nekk ñi nga nekk di liggéey yëpp ñu xañ leen ñàkkal kon nañ ñu fa ñàkkal Hello. Yeah, what's up? Okay. So I'm on 129 and Fifth Avenue. You can meet me here. I'm on the Facebook Live. Yeah. About another 15 minutes. Okay. Anyway, comme ni ma leen ko doon waxee léegi defe naa am na loo xam ne leer na ci mooy ñun ñëpp jàngat nañ ko ñun ñëpp gis nañu dëgg bi maanaam tey doomu Sénégal yëpp ñu ngi génn di naqarlu dëju Sidi Lamine Niass doomu Sénégal yëpp a ngi koy jooy doomu Sénégal yooyu di ko jooy nag xam leen ne Sidi Lamine Niass néewu Macky Sall la ginnaaw yàlla mooy jël bakkan waaye doomu aadama tamit mën nañoo gaawal deyam parce que Sidi Lamine Niass ci ay fan yu ndaw néew ci ginnaaw dara jotu ko woon dara jotu ko Macky Sall moo xëy fekk gor xam nga gor Macky Sall li tax deewul ba léegi Macky Sall du doomu gor da ngeen di comprendre loolu ci moom Macky Sall du doomu gor parce que Macky Sall bu doon doomu gor li ko sénégalais yi di teg nii day dee he gonna die mais du dee parce que du doomu gor dafa ñàkk jom nit ku amul jom dara mënu koo rey mais Sidi Lamine Niass doomu gor la ci gor la juddoo namp ci gor yaroo ci gor gaañu ci ngor moo tax loolu ngeen bëgg a xam doomu sénégalais yi tey ngeen bëgg a ubbi seen nopp yi xam leen ne Macky Sall moo rey doomu jàmbur jooju ni mu doon jéem a reyee yaayu Khalifa Sall marché wul ni mu doon jéem a reyee Khalifa Sall doxagul ni mu doon jéem a reyee Karim Wade doxul ni muy jéem a reyee Ablaye Wade xam nga Macky Sall jéem naa rey Ablaye Wade gis ngeen ko bi mu demee këram point 1 di jéem a susurrer kër gi gis ngeen naqar bi muy teg Karim Wade gis ngeen naqar bi muy continuer gis ngeen li mu jóg pour inaugurer Abdou Diouf pour defal Abdou Diouf ay maanaam ay affaire Abdou Diouf ban histoire la def Abdou Diouf lu mu def Sénégal Abdou Diouf loo boo koy inaugurer da nga war a teg statut ñàkk jom da nga war a tabax statut ba mu rafet mu niroog Abdou Diouf nga bind ci ñàkk jom loolu mooy inaugurer Abdou Diouf parce que Abdou Diouf amul dara lu mu defal Sénégal Abdou Diouf du musulman bu baax Abdou Diouf du liggéeykat Abdou Diouf du borom xam-xam Abdou Diouf du dara loo xam ne daf ko liggéey Sénégal Abdou Diouf li ngeen di gis nii li rey Sénégal yëpp contrat yi rey Sénégal ak arrangement yi rey Sénégal ak fiscalité yi rey Sénégal yëpp Abdou Diouf moo ko fa teg Abdou Diouf du dara loo xam ne daf ko jëriñ Sénégal donc Macky Sall bi muy inauguré Abdou Diouf ak bi muy jël Abdou Diouf nii di ko laam-laame di ànd ak moom du pour ngóora Abdou Diouf du pour lu rafet lu Abdou Diouf def déedéet Ablaye Wade lay jéem a rey xam nga Macky Sall li ngeen xamul Macky Sall poison la moom ci boppam poison secret la moom maanaam mën naa rey doomu aadama te loxoom du la laal xam nga tey boo leen jëlee exemple li mu tëj Khalifa Sall xam nga am na ñuy naqarlu am na ñoo xam ne naqara nga leen di bëgg a rey mu tëjoon Karim Wade juróom-benni at xam nga am na ñoo xam ne naqara nga leen di bëgg a rey mu jàpp Abdou Diouf di ko laam-laame ci wetu Ablaye Wade di ko yëkkati Macky Sall kañ ngeen dégg Macky Sall li mu def ci nguuru Ablaye Wade yëpp mës ngeen ko dégg mu tudd Abdou Diouf kañ ngeen daan gis Macky Sall di ànd ak Abdou Diouf c'est tout simplement il est rancunier boobu moo tax Macky Sall dafa bëgg a effacer Sénégal képp koo xam ne àndoo ak moom daf la bëgg a rey rek Abdou Diouf bépp doomu sénégalais bu xam dara bépp doomu sénégalais bu am conscience boo xam ne suñuy temps fekkee na ko xam nga ne Abdou Diouf du benn njariñ amul benn pepp njariñ boo xam ne daf ko indil Sénégal dinaa leen indilaat document yi
wal leen décret yi mu signé woon Sénégal yëpp ngeen xool ma si ba naarul laay yi ñu Abdou Diouf créé Abdou Diouf moo tax Sénégal dellu ginnaaw boo xam ne tey maanaam dinañu liggéeyaat yeneen téeméeri at balaa Sénégal di delluwaat ci norme loolu yëpp ci Abdou Diouf la jógee Abdou Diouf amalul Sénégal absolument benn njariñ mais lan moo tax Macky Sall di jël Abdou Diouf tey di ko laam-laame di ko neexal di ko raay-raaye di ànd ak moom parce que xam na ne loolu moo mën a rey Ablaye Wade ci reyin bu gaaw waaye fi mu manqué xalaat mooy Ablaye Wade il s'entraîne Ablaye Wade il s'occupe bien de sa santé mais bu dul loolu ni kon Ablaye Wade dee na cardiaque Macky Sall li mu teg Ablaye Wade yëpp fi mu ko dugal yëpp doomu aadama bu gis fi Macky Sall jaar ak Ablaye Wade imaginel nga jël doomu jàmbur bu tekkiwul dara bu amul benn njariñ ci àddina nga jox ko lépp ci àddina mooy li wolof njaay dina booy raxas taatu doomu jàmbur raxasal genn wàll gi nga bàyyi genn wàll gi ndax boo raxasee taat bi ba mu set ci ay waajuram la jëm xam ngeen li may wax Ablaye Wade dafa fekk Macky Sall mu tekkiwul dara boo leen ko bëggee dégg xaaral ma tagal leen preuve bi am naa preuve bi xaaral ma tagal leen ko am naa preuve li may wax man saa yu ma leen di wax dara rek dama leen di tagal preuve lii ma leen di wax nii xaritu Macky Sall la ko wax xaar leen ma may leen attendez-moi une seconde maa ngi ñëw xaar leen ma ñëw li ma leen di wax nii man waxuma ko de xaritu Macky Sall la ko wax voilà ngeen déglu ko lii man waxuma ko best friend Macky Sall kii ñi gën a jege Macky Sall tey ci la bokk ñi gën a jege Macky Sall ca la waa ji bokk ma tagal leen ko ngeen wax ma voilà déglu leen. fekk yaa ci ne lekk ba suur sàcca tabax ay kër jënd ay appartement France jënd ay appartement États-Unis te amuloo woon dara boo xam ne néeg bu ndaw nga nekkoon ci dëkk il faut que loolu ñu xool ko mënuma koo bañ a wax mënuma koy ñàkk a wax il faut que loolu ñu xool ko koo xam ne 2002 yaa ngi fay 50,000 francs loyer ci décret 2006 nga jënd appartement. voilà léegi parew ma de bii benn la rek may leen ma tagal leen beneen dama leen di tegal Souleymane Jules Diop li mu wax ci Ablaye Wade amin Macky Sall ak Ablaye Wade ngeen dégg ko ay xarit lañu day noo each other man lii waxuma ko de xaar leen rek ma tagal leen waxuma ko ça ne vient pas de ma bouche man jógewul sama gémmiñ ci gémmiñu xaritu Macky Sall la jóge attendez rek ma tagal leen voilà attendez une seconde ngeen baal ma rek déggal leen ma tagal leen ko ngeen déggal ko seen bopp parce que man de waxuma ko kaka wax xaritu Macky Sall ngeen déglul ko seen bopp parce que moi je ne comprends plus dans quel Sénégal nous habitons man mënatuma comprendre ci ban Sénégal lañu dëkk man mënuma koo comprendre xëy na yéen ngeen man koo comprendre man mënuma koo comprendre jéggal leen ma rek maa ngi leen koy tegal léegi. ñu waxtaan mu ne ma léegi je veux que tu ailles au ministère de l'intérieur. kii Macky Sall la président intérieur de xaw ma lan la woon mais dama ko ragaloon te loolu de wax dëgg yàlla dafa xaw a diis parce que man daal technicien laa te daal si laa gën a nekk à l'aise mu ne ma daal il faut que nga dem foofu parce que loolu moo ma gënal ma ko bu dee moo la gënal man amatuma choix kon avec votre soutien je suis sûr que je réussirai. C'est comme ça que j'ai été nommé ministre d'État, ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et porte-parole du gouvernement. Donc, ku la dafa lii yëpp ndax am nga payam. voilà loolu Macky Sall boo koy wax ci Ablaye Wade xam ngeen yéen a déggal lii déggu leen mu tudd fi Abdou Diouf xaaral ma pare am na beneen vidéo bu ma am bu ëpp bi importance boobu laay wër nii jéggal leen ma tuuti rek may leen ma 2 secondes vidéo bi dinaa ci jot léegi. may leen ma 2 secondes mi ngi nii. damay waxtaan ak sama benn xarit Fandele ma ne ko bu ñu demee ba Macky Sall am parti politique c'est que problème am na Sénégal c'est que problème am na Ablaye Wade nag mooy defar nit mooy yàq nit c'est que problème am na bu ñu demee ba Macky nekk leader de parti problème am na jamais ci viam jamais masut a xalaat wala préparé wu psychologiquement ne moom mën naa nekk un leader de parti jamais bu xalaatoon ba xalaat bi sori ci loo xam ne mën naa yaakaar ne moom mën na koo ne mooy chef de service ci Petrosen Ablaye Wade mooy jël nit en l'espace d'un temps ci juróomi at
mu def le ministre def le directeur général def le ministre def le premier ministre def le premier président assemblée nationale ba noppi yaa ci ne yaa ci dàq jàng yaa ci gën a mën sa liggéey yaa mën ci ñëpp loolu Abdoulaye Wade ko man moo tax yàq na Sénégal parce que dafa judduloo ambition ci boppi ay nit ñoo xam ne xaju ci. voilà defe naa bii tamit boobu ñoo ko déggandoo xam nga li ma leen di wax mes frères et sœurs toujours dama leen di ne ñun ay conscientisateur lañu mooy ñun dañuy ñëw pour conscientiser doomu aadama yi am na barki démb ku ma doon laaj question ne ma Ousmane mon frère barki démboo Ndiaye yow da nga fi ñëw di xeexal Assane Diouf léegi dégg nañu nga ne yow kii nga nu mu tuddati excusez-moi baat baa ngi génn kaddu baa ngi génn sama bopp mu ne man ma ñëw ma ne ko comme maanaam ñun li ñuy xeex mooy injustice ci Sénégal léegi bi ma laajee loolu ma ne ko waaw dëgg la ma ne ko sama wax guddul mooy moom laa leen bëgg a leeralaatal léegi xam nga doomu aadama bu juddu ci àdduna bi xaw ma ndax xam ngeen déjà ndeysaan kaddu bi ci l'islam yàlla dafa sàkk allahu xalaqal jinna wal insa lillahi liya'budullah ñu ne yàlla dafa sàkk doomu aadama ak jinne pour ñu jaamu ko xam nga doomu aadama yu bari xaw ma ndof la mooy dox ci suñu bopp yi wala dafa am lu manqué suñu bopp yi ba duñu mën a gis yenn réalité àddina yi di ci mën a jëfandiku mooy maanaam tey parce que doomu aadama nee na man li ma indi ci àddina bi mooy liggéey ça ne veut pas dire que boo yenuwul ay saaku rek liggéeyoo parce que xam nga tey li ñuy wax ci liggéey gis nañu tey ci liggéeyu administration ay doomu aadama yoo xam ne tey musuñoo yëkkati lu diis ci seen àddina mooy maanaam musuñoo yëkkati lu gën a diis bi lu gën a diis bindukaay musuñu koo yëkkati donc dafa am ay réalité yoo xam ne ñun moom la ñuy dund ci suñu àddina te réalité yooyu doomu aadama bu nekk danga cee war a mën a bàyyi xel Sénégal balaa ndeysaan yàlla di ñu dimbali ba ñu gis réalité yi nga xam ne ñun moom la ñuy dund ba yàlla dimbali ñu ba ñu mën a protéger suñu ay réalité il faut ñu mën a d'abord waxante dëgg xam nga tey mënuñoo jékki-jékki suñu frère bi Sidi Lamine Niass nekk ci jàmm barki démb wér peng xam nga dara jotu ko mu génn déclaré doomu sénégalais yépp naqar ba nga xam ne moom la ko Macky Sall teg mu jékki-jékki dee une semaine après doomu aadama yépp toog fii naan wala ndogalu yàlla la d'accord ndogalu yàlla la yàlla mooy sàkk doomu aadama yàlla mooy jël ruu doomu aadama waaye est-ce que tey kenn ku nekk ci yéen bu yeewoo këram dem taxaw ci diggu tali xaar fa oto yi nga bàyyi ba mu lëndëm sax disons lëndëm nga jékki-jékki rek taxaw ci diggu tali bi est-ce que mën ngaa gëm ne que ndogalu yàlla mën na laa protéger sa ruu bi loolu kenn du ko def xaru la tudd wala yow même doomu aadama boobu may wax nga jël sa moromu doomu aadama nga tëj ko ci biir néeg foo xam ne amul lekk pour lekk amul ndox pour naan nga essayé loolu nga xool loolu lan lay rapporter doomu aadama bi nga jël nit rek ne ko ràpp fenn bañ koo may benn condition survival mais bu ko yàlla taxawul dans 3 jours mu dee bu dee yéen gëm-gëmu yàlla bi ngeen di toog ñun ñëpp moom la ñu gëm toog leen seen kër yi bañ a génn xaar leen yàlla délivrer leen añ ak reer du yàlla dafa nañu wuti ko ci biti donc waa ji loolu la nekkoon di def ci biti dafa doon daan dooleem imaginez je ne sais pas le nombre de ces femmes pour vous dire xaw ma nombre ay jabaram konteewu ma ay jabaram konteelu ma ko famille parce que loolu du li ma intéressé mais imaginez tey rek à ma place man je suis un père de 5 ma am jabar man dama am juróomi doom am jabar imaginez tey nga xañoon ma lu may dundale sama njaboot jooju mënu maa toog dem jàkkaarloog sama njaboot man de gàcce boobu man na maa rey xëy na maag nit ñi yemuñu nag man loolu man na maa rey gàcce boobu man na maa faatul loolu man na maa rey man parce que ma jékki-jékki ameel ay doomu aadama yor ay doomu aadama yu may liggéeyal yor ay doomu aadama yoo xam ne man maa responsable pour seen dund doomu aadama yooyu ñëw di ma fayeeku seen xaalis ma xool leen ci biir bët ma ne leen jéggal ma tey sa njaboot du ñu mën a lekk parce que ka nga xam ne moom mooy buum di bummi
benn doomu aadama ba nga xam ne barki Dembo Njaay moom la sénégalais yi yaakaaroon ñu jël ko fal ko jàpp na suñu compte bancaire yëpp tëj ko tëj na business bi nee na amatu leen liggéey waaye yéen doomu sénégalais yi ñun ci ban àdduna la ñu nekk mais nous on n'habite pas en Iran ou en Irak ñun Sénégal la ñu dëkk mais lii mooy lan c'est quoi lan moo tax ñuy bàyyi Macky Sall muy continuer laisser magouille Macky Sall doomu sénégalais yi nee naa leen bu leen ko may Karim Meïssa Wade bu wàccee Sénégal Macky Sall laal ko dañ ko war a jaay suñu bakkan loolu mooy réalité bi nañu bàyyi naxante bi Ousmane Sonko bu ñëwee Macky Sall ne ko doo jàll ci présidentielle yi dañ ko war a jaay suñu bakkan Khalifa Sall su ko Macky Sall bàyyiwul dañ ko war a jaay suñu bakkan Assane Diouf su ko Macky Sall bàyyiwul Sénégalais yi dañ ko war a jaay seen bakkan dafa am ay réalité yoo xam ne vraiment dans les réalités da ngay toog ba ci yàgg yow nga laaj sa bopp ndax man damaa dof wala doomu aadama yi man léegi ils me prennent comme un cochon wala quoi yéen ngeen defee ne ñun li ñuy wax ni yëpp bëgg wax rek moo tax ñu koy wax ñun kenn fayuñu dara nobody paid us nothing amuñu salaire li ñuy def ni amuñu salaire utuñu position ci gouvernement suñu xaalisu bopp la ñuy jël di ko ci def sama ñàkk lay jël di ko def ci lii je paye mes employés je travaille créé nañu ay nu mu tuddati am na ay mouvement yu fi ne am na ay nu mu tuddati ay projet yu fi ne ñu ciy def suñu coono di ci def suñu alal lii lépp pour lan la conscientiser doomu Sénégal yi pour ñu mën a génn jàmmarloo ak ki nga xam ne moo nekk Sénégal di buumi ku jàdd mu jàpp la ku wax mu tëj la barki Dembo Ndiaye répétel naa leen ko fi le faux roi de l'Arabie Saoudite là mi ngi jàpp doomu aadama yi léegi ku dugg ci ambassade Arabie Saoudite nga wax ko lu la neexul mi ngi jàpp doomu aadama yi di leen daggate di leen def ci ay saako yóbbu leen Arabie Saoudite jox leen xaj yi ñu lekk xam nga yu mel noonu boo koy gis xam ngeen ne Sénégal loolu fa la jëm mais fan ngeen defe ne la Sénégal di jëm Macky Sall ngeen defe ne bu commencé tey Sénégalais bu wax ñu jàppale tëj la dóor la indi na réseaux sociaux yi nee na leen léegi réseaux sociaux yi moom da koy contrôler mais bu yàggee tuuti Macky Sall il va contrôler vos vies saa yu ko neexee mun a taal leen lamp yi saa yu ko neexee mun a fay leen saa yu ko neexee mun a leen jël leen aadama indi leen ko daggate leen ko jëli leen awa indi leen ko saaf leen ko mais fan ngeen defe ne la ñu jëm ak Macky Sall ngeen defe ne dof yi di wax ñaari nit ñetti nit yi ngeen di wax ànd ak Macky Sall APR ngeen defee ne ñooñu ils sont conscients ñooñu amuñu conscience xam nañu li ñuy def mais seen intérêt personnel la ñu nekk di sàmm parce que Macky Sall ku ko wax lu ko neex mu may la xaalis man mii ak sama wax bu bari bii ak ñi ma topp di ma déglu su ma demoon waxal ko Macky Sall il me donne des milliards man su ma demoon ànd ak Macky Sall il me donne des milliards ay milliards la may jox su ma àndoon ak Macky Sall tey il me donne des milliards mais ngeen defee ne sacrifice boobu ñu def frère Ousmane maa ngi lay ziar frère sama xarit maa ngi lay ziar maa ngi xool bu ma la gisoon dinaa la mën a dugal de voilà yow caméra bi xaw ma foo nekk nag bu fekkee yaa ngi ci situation yu acceptable nga jël bu dee yaa ngi ci ay conditions yu acceptable waaw waaye Trondo maa ngi ziar waay man yaay sama idole xam nga doomu sénégalais yi am na lu ñu xam man yaay sama mag bi sama idole ndax ñun wala laataa ñuy ñëw ci wax bi fekk nañ leen ci ngeen koy wax te ñun waaw ay wax dañuy gis dëgg bi jaar ci suuf léegi yow lan nga ñu bëgg a may lan nga ñu mën a may ci affaire Sidi Lamine Niass Sidi Lamine d'abord dañ koy ñaanal di ko ñaanal ñaan yoo xam ne suñ xol lañ ko tibbee di ñaan ku di ab jullit itam foo nekk nga ñaanal ko Sidi Lamine non seulement c'est un défenseur de l'islam mais c'est un défenseur de la nation sénégalaise Sidi Lamine daanaka yi ñuy def ci réseaux sociaux yi ak la presse radicale ci moom lañ ko jëlee Sidi moo nu jàngal lu bari Sidi moo nu jàngal bu buur waxee lu dëgg nga waxoo dëgg Sidi moo nu jàngal bu assemblée nationale de tappale ñu ne ko li ngeen def du dëgg du yoon da ngeen di tappale kon Sidi
lin man daal ñaanal ko yàlla na ko yàlla yërëm te tàbbal ko àjjana yi gën a kawe liberté wóor Sénégal ñàkk nañ koo xam ne gaw mu ñu amati ko ndax Sénégal lum ñàkk muy valeur dootu ko gaaw a am ndax dañoo yàq suñu valeur dama ne suñu valeur moo amatul njariñ réew mi éthique amatu fi lu waay neex wax luñ la sexal nga lekk muy réew moo xam ne kenn mënu fee jaamu yàlla daanaka ni ñu trouvé lu baree bari ci Sénégal lu jaarul yoon Sidi Lamine moo nu ko woon bu njëkk boo seenam alkaati da ngay daw Sidi moo nu taxaw leen kii dafay nekk pour di leen garder donc bu njëkk buur bu waxee président dañaan ko buur la buur Sidi moo ne kii du dara nit la te yéen ko fi teg seen mbindaana kon Sidi yàlla may na ko nag muy intellectuel boo xam ne malgré jàngul tubaab waaye mooy yee ñi jàng tubaab il est le plus grand intellectuel du Sénégal xam-xamu alxuraan mënoo koo am xam-xamu fiq am xam-xamu lasraar di tolloog Ablaye am njàng du dëgg Sidi leen man ñoom ñëpp xam-xamu nasaraan mënoo koo boole mënoo ko tëkkale ak xam-xam bii nga xam-xamu diine bokkul kon bu ngeen nangulee waa université di leen waa intellect yenn ulama yu honnête yi da nga leen di solo sàppo ñoom itam Sidi amul benn président amul benn ministre amul benn intellectuel buy toog ak Sidi te doo préparer sa bopp te boo toogee da ngay yëg ne kii la man da ngay ne moo la man da ngay yëg ne moo la gën a véridique da ngay yëg ne boo juumee mu freinal la ci tàng-tàng bi kon cette honnêteté intellectuelle boobu mu amoon gaw mu ñu amaat ko bi ñàkkee sëñ Tuba amaatuñ ko bi ñàkkee Maam Maodo amaatuñ ko bi ñàkkee Lat Joor amaatuñ ko bi ñàkkee Amari Ngoone Sobel Fall amatuñ ko kon booy ma duut nu am Sidi ndax xale yi formation bi leen jox moo baaxul doomu aadama boo wëlbee teg yuuram dof loo nga ko te saytaane dañoo jëkk suñuy doom xale yi ñoo leen jur waaye saytaane jëkk nañ ci ñoom gisa Ousmane doom ji nga jur ak loo ko bëgg da nga dem ba remarqué loo xam ne yow mosoo koo ñemee teg sa baay da nga bokk sa papa sukk ci suuf fépp ki bu tuuru nga for lekk te ñemoo ne papa wala yaay kaay doolu ñeex waaye xale à table la ñu toog laaj la fourchette naan la amee yàpp yu doy la yàpp yu ëpp naag pourquoi xorom si pourquoi nangam kon nga xam ne yaa une formule de transformation accélérée boo xam ne mi ngi dal suñu njaboot yi te amuñu menn pexe nag amuñu pexe pour avoir pexe moom nag pour ñu mën koo am il faut le sens de l'éducation pour avoir un autre de sénégalais mooy beneen sénégalais bu bees loolu mënoo ko am te sukkandikoo ci sa diine sukkandikoo ci sa aada sukkandikoo ci cosaan sukkandikoo ci sam njàngale sukkandikoo ci say koom-koom te boo nekk réew mu dépendant waaw mais xam nga tey par exemple Macky Sall fekk doomu gor xam nga ñun ay gor lañu yow tey gor gor yaa yor ci njaboot Sidi Lamine Niass naka nga jàngatee Macky Sall jékki-jékki dem tëj Walfadjri tëj léppam tëj compte bancaire am yi ak lépp loolu tombé ak ay semaines yu néew mu ñàkk bakkanam lan nga def nga def ci teewam bi maanaam Ousmane ba ma ko déggee waaw moo ne ci sama xel ni ci sama xol waaye jullit dafa gaaw ndogalul yàlla waaye man ñaaw naa ci njort parce que nee naan heart attack la am te mag moo xam ne ba muy gone la tàmbali liggéey nga ne ko sa teraanga danaa ko tëj Sidi ba muy Sidi
Sidi ba muy am ay millions doon gone bàyyi Macky Sall ab gardien la Macky mënu fee juddu man koo jënd jabar man koo jënd ay doom man koo jënd teraanga yooyu Sidi am nag moom bu ñëwee te sàcc moo tax mu am ko ne Sidi damay fay say lamp Sidi war na cee mën a am heart attack Sidi war na cee mën a heart attack bu dee jabet képp Sidi est intelligent pour régler problème mu jabet sukkër ñaare ki la gën a sukkër moo la war a gën a gudd fan ndax la muy lekk da koy xool toujours te Sidi a les moyens di xool la muy lekk dama di loolu rek ñaata xalif généraux ñoo fi faatu ci ay nguurub Macky Sall waaye kenn boo ko waxee taalibe li noppil boo ñu fel sa gémmiñ dama ne bu ñu waxantee dëgg Macky jiguñu tëj na suñu doom ci kaso bi ñii mu déporté leen ñii hôpital lañ leen fekk sax posé leen Ablaye Wade ce n'est pas pour rien mu ne Sonko fais attention kii dañ la posé ne boo muyul kon Wade dafa am série de renseignement yoo xam ne dañ koy wax bala moo wax am naa yaakaar ne daal képp kon ab sénégalais nga te bëgg un changement bëgg ñu changer Sénégal da nga ñëw ci xale yi yéen xale yi ànd leen capitaine Dièye dama nga fekki Sonko wala Sonko fekk si la Karim Wade bu fekkee li wax dëgg la ci moom loxoy set na fekki Sonko baayam nee na bu Sonko ubbee gémmiñam ba muy am 40 ans la koy fàttali te Karim ubbi na gémmiñam ba tay te déggu loolu ci baayam bun kan bokk honnête xale yi bu fekkee ne set dem leen ngeen fekki Sonko ngeen dajaloo liggéey jublu ci xaalis bi Macky Sall ni nga xam ne moom la def danaa ci live bu soobee yàlla te invité naa la ci samedi. dinaa ñëw parce que vraiment sama frère xam nga man li may wax toujours la rek nee naa la xale boo bañee fa nga jëlee sa xam-xam dafa fekk fa mu jógee baaxul ñun suñu xam-xam yu ndaw yi ñu am ci réseaux sociaux yi ci yéen lañ koy jëlee. yow tey boo doonoon grand frère bu iñaan wala ku bon doo toog di ñu digal toujours di ñu wax yoon toujours nga wooma di ma digal sama xarit defe naa nii nga war a defee sama rakk defe naa nii nga war a jaar sama rakk defe naa lii nga war a wax lii nga war ta wax lii defal lii bul def saa boo ñu gisee lu dul naka si noonu nga dañu def leen nii fenn rek laa am foo xam ne ndeysaan tuuti rek wute naa fa ak yow tuuti rek te loolu c'est normal parce que démocratie mooy man man du ma wax man te toujours comme ni nga may gisee rek du ma wax kenn kan ngay àndal loolu boobu côté xam naa yàlla may na ci tuuti wute rek parce que li tax loolu mooy tey boo xawee nga bëgg ñëpp nga bëgg a ànd ak ñëpp ndeysaan su ma waxee ci benn côté keneen ki da koy ñaawlu keneen ki mer donc loolu kaay xam la ma loolu waaw du ma la dog xam nga lan la vas-y gisam damay toujours rek nañu xool li nga xam ne moom moo gën lu dul Macky Sall ñu ànd ak moom bu dee Karim nga borom gëm vraiment àndal ak Karim bu dee Sonko nga gëm àndal ak Sonko bu dee Bougane Gueye Dany nga gëm àndal ak moom bu dee deuxième tour nag bu ñëwee comme ça ñun suñu candidat yi il faut mu sakkan pour ñu fokkati premier tour bi ci Macky Sall léegi nag deuxième tour bu ñëwee ñu xool ñun ñëpp ki am doole nga xam ne moom moo jiitu ñëpp ñu daw ak moom loolu mooy dama ne Macky Sall a programmé les élections candidat yi xam na leen bu deuxième tour amee dofut calculer na ko ba pare yaa ngi dégg il faut nun le peuple sénégalais parti yi ngeen ànd nañ ànd ñoom booloo ci seen biir jàkkaarloo ak Macky Sall duma ko génne ko comme ni français yi def les gilets jaunes mën nañ ko na Sonko taxaw ci mbedd mi futtiku ñoom ñëpp ñu futtiku
ànd ak peuple bi génne Macky Sall fa mu ne. rek 1 million marche rek. loolu xam nga loolu xam bu may xalaat loolu moo tax ma naan dem leen ngeen fekkente diw man gëwuma carte yi gëwuma ko moo tax ba Karim Wade Sonko ak ku mën a doon ku ci wóolu sa bopp fekkente la ngeen doon benn dank bu leen fi xaar élection dem leen duma ko mu génn les gilets verts les gilets jaunes de la France les gilets jaunes dañ ci jàng leen ci gis ni ñu def ba yëngal France na ci Sénégal jàng bu baax a baax yëngal réew mi élection bu ngeen koy xaar Macky danañu duma moo tax gaw ma premier tour gaw ma deuxième tour moo tax ma naan xale yi nañ dajaloo Karim Wade bu mu fekk ñee nañu fekk si Sonko ñoom Idriss Seck ba tey dese nag ndaw waaye old school la génne day naxe ba tey man damay dox day naxe ba tey un pan africain même ma expliqué un. yaa ma jiitu ci arène politique bi donc dama ci say xalaat rek lay topp. parce que may ma expliqué lu toll ne franc CFA ñëpp xam ne baaxut nga bëgg lu neex tubaab bi sa porte sa xaalis ak sama xaalis bu gën sa xaalis a gën sa lonet yii moo gën samay lonet nit yëfa ma war a gën yëfi keneen pourquoi l'argent des Français ponkal mu toll ne man Ousmane Dramé tubaab yi sa xaalis tubaab bi laay jaay sama xaalis laa bëgg a jaay sama xaalis billet yu dessiné ay màggeti soninke moom laa bëgg a jaay yaa ngi dégg mooy xale yi il faut ñu booloo xoola dama ne xale il faut ñu booloo ni France def les caayes rouges xam nga yaa les gilets rouges ñun les caayes rouges la ñu wut gis nga buñ ko deful màkk danañu duma boo gisee ma dellu ci une fois waxuma ñu fekk kenn ci ay élection gawuma loolu Macky def na leen ko gisoo Balde ana ñi pare noonu Balde ñooñu yàqu nañ te Balde lañ pareneel am na ñeneen ñu parrainé keneen parrainage ba baaxut am na ñoo xam dañuy ñëw pour yàq parrainage mais dañuy dem yaa ngi dégg loolu tax ma ne la ku ci wóolu sa bopp am na groupe boo xam ne am na groupe gis am na groupe boo xam ne nga xam ne xale yi ak immigré yi ñoo koy formé màggat ñi nañ dem toog noppalu am réew ay xale koy développé Ablaye Wade mag la màggat na noppalu jërëjëf góor gi liggéey nga ma soon demal toog le Cayor a été libéré par un jeune de 22 ans Amari Ngoone Sobel Fall moo libéré le Cayor. Colonel Mohamed Kadhafi bi muy libéré Libye est-ce qu'il n'avait pas 29 ans? Voilà, tu as vu Thomas Sankara mais capitaine Dièye ñoo ko mag classe u Sonko gi mais dama ne képp ku ma ci tàngalus buur wala nga mos koo lekk soxlawuma la bëgguma nga woteel ma sëriñ bu ma sa lekk riba bu ma sa lekk tàngal bëgguma nga ñaanal ma man kilifa ak diine gu ma sa macc tàngali buur boo tifli ko ca àll boobu moo ko tifli man yaa ngi dégg ak képp nag koo ne lekk nga tàngali buur wala ñu jiiñ la dara war nga ko mën a leer ba mu leer nañ ci bëti nit ñi Sénégal daal la woon dootu am mukk ci àdduna isa Ousmane Trondo la amoon la woon ni na gis nga Fidel Castro ndeysaan bi muy jógee Mexique di wutali Cuba waaw dañuy dem ci yoon bi ñoom groupe jàmbaar yi ànd di dox di dem ci désert bi di dem ñu leen di rey ñuy dem di continuer puus gis nga bi ñuy yegg frontière Cuba ñi ko toppoon mata ci 19 personnes waaye bi ñu yëgalee bi leen président déggee rek xam na ne ñii kii il est déterminé kii kenn mënu koo arrêté kii bu yeboo rek ma saranda teg xeexukaay yi parce que y a des réalités yoo xam ne il faut Macky Sall janoo ak ñoom
pour xam ne les sénégalais ils sont sincères xam nga sénégalais ñëpp xam nañ ne wax la wax naa lii ba sonn nee naa leen sama doom bi am 6 ans sax tey sama kër bu waxee grand da ngay bëgg a bàyyi àddina génn dem ndax mën a wax ndax wax bu leer. waaw. mais sénégalais jëf la manul donc il faut ñu won Macky ne vraiment les sénégalais d'aujourd'hui on est capable de tout il faut ñu won loolu Macky. il faut xam dans la. koy commencé waaye gisagu ko mi ngi koy sentir waaye il ne l'a pas vu pour le moment ba léegi mi ngi dute ci biir boppam. dans la division rien n'est possible moo tax may forcer ànd boobu farfee kee farfele moo indi problème mu tarixa yu nekk Sénégal ba kenn ku nekk bëggut a gis sa morom kan boo ko wante dëgg kan teg fële par parloo samp benn poto ñëpp daje ca poto ba lenn lañ soxla màkk du fi fanaan tey mais nag toog fii di farag nit sax dañ la xool di farag nit sax dañ yow bokkatoo quand tu vois que je prononce très souvent le nom de Sonko xam dama koy prononcer parfois mag boo ko bëggee yor kilifa boo ko bëggee te nax ko ba tàyyi boo ñëw ci moom da nga ko ne nii laa lay yore mais gisuma keneen ku ñëw ne ma nii laa lay yore bu ma gisoon kenn ku indi sax ma mën a jàng liir xool ba xam doy na ma wala doyuma di woy sama baay képp tax ma wóolu la université sàngam laa génne tax ma wóolu la damaa bëgg nga bind ciw këyit ne lii nii laa lay yore nii comme li son comme waaw voilà ah waaw yëkkati ko ca kaw voilà xam nga yow leer na. xam nga leer na. j'ai acheté jënd naa ko vraiment jënd naa te maa ngi lii tori naa ci nag trop parce que vraiment li ma jot a lire am na solo mais comme ni ma ko waxee am naa ay question pour suñu waa ji te maa ngi yëpp parce que ñëpp jotuñu ko laaj ci ay question wax naa ko nag nee naa leen on a des questions qu'on veut demander à votre leader parce que ñun ay sénégalais lañu erreur bi ñu def ci Macky Sall du ñu dalaat ci beneen président ci àdduna nga dégg ma réservé wu rek parce que waa Pastef mayaguñ ma li ma leen laaj on veut demander des questions à Sonko parce que xam nga sax tey Sonko Sénégal lay laaj taalube Sénégal bi sax am na droit laaj ko question nous des businessmen accomplis yoo xam ne dañu bëgg a investir Sénégal ëllëg ndax ñu ngi ci investir tey donc dañu bëgg a am ay laaj yu am solo yoo xam ne soxla nañ koo laaj Sonko pour vraiment ñu mën a ne kóolute gi ñu am yëpp mat na à 100%. waaye xam nga kuy liir sa téere bañu la du dëgg kuy liir sa téere bañu la mais dañu bëgg a laaj ay question ñun duñu confirmer kenn te laajuñu la li nga xam très bien laaj ba doomu Sénégal yëpp dégg xam nga bi ma ne gis naa benn manquement ci livre bi am na ñoo xam ne sax dañoo def dama bañ Sonko gis nga Trondo soo jotul doo defar bala ngaa waxee defar kay nga waxi ni ngay jote boo jotul tu n'as pas de solution boo jotee ba pare nga am solution bi baax na lépp mat na waaye daam benn paragraphe boo xam ne bu am solo la bu yore nu ñuy def ba jot bu jotul du defar kon jot gi am na solo kon avant la solution nooy def ba jot wax na ko jot googu nag li koy indi mooy askan wi booloo doon benn am na ñaari téere dama ne am na ñaari téere benn bonu ci assise nationale yi bonut te téere mbii mën naa jubbanti àdduna manquement bi kay mooy nu ñuy def ba jot boo demee ci carte ñu dumanu bu ñu dem ci carte ñu din duma ndax Macky da koy sàcc kon kay saay war nañu am fulla booloo ànd
génne kuur yi génne Macky Sall pale yaa ngi dégg loolu rek ma de loolu laa xalaat moo tax parfois ma di ko tudd nii rek ma di ko tudd parce que wan na ma dara wan na ma ñeneen ñi wanuma Idriss Seck tegul dara ci samay loxo de laajuloo ko mais nag maa ngi yow a àndoon keroog jotuñu koo laaj suñuy question bëgguma nga jox ko free pass nag man sama xarit nga non duma ko def suñu ay frère lañu mais bul ko jox free pass de bëgg naa xalaatuma ko mais xalaatuma ko buñ ko jox free pass mais xalaatuma ko nañ ko laaji suñu ay question ñu xam naka la ñu yoree Sénégal suba dama mais loolu xalaatuma ko dama dégg sànq dama ne la dafa tane ñi bëgg te waruwuñ dara daa tane ñi nga xam ne bëgg na te waruwuñ dara moom lu gàtt te ware na ne saakum ñaam bi baa ngi nii ci laal ni dundal loolu rek la mais pour man je vois un manquement ci livre bi pour man avant la solution il faut nga jot ni ngay jote nag dañ ko war a bokk développer ensemble pour mu développer ko ensemble nag il faut mu am les jeunes xale yëpp àndandoo booloo pour jéem a foqal Macky bu leen def élection nañ ko duma jël réew mi est-ce que vous comprenez c'est comme au cas de Ablaye Wade maa fi daan wax naan Ablaye Wade bu mu dem élection nañ duma Abdou Diouf nañ ko duma nangu réew mi change hymne national bi xotti drapeau bi Sénégal tur yi sax ñu dindi ko tudde ko jol fole leneen pour mentalité mën a soppi ko tuuti tey Ablaye bu fekkoon na ñëwoon na fekk ñu change hymne national bi xotti drapeau bi soppi turu Sénégal xel mi du xalaat daan damay fal sama doom am nga frère am na loo wax lu am importance loo xam ne doomu Sénégal yi dañ ci war a bàyyi xel réforme en fait même pays yi gën a avancé ci àdduna bi loolu la ñuy wax ñoom du ñu changer seeni ay constitution dafa am lu tudd réforme maanaam réforme waat da nga xam ne moom nga am réforme par exemple tey Sénégal boo gisee ñuy tudd Rwanda fan yëpp boo déggee gars yi dañ lay tag fii waa naan la Rwanda président Rwanda Paul Kagame président Rwanda bi waa ji ñëwee li mu njëkk def dafa réformer dafa dàq tubaab yi dafa dàq français yi jàngaleetul français ci ay école am daf leen dàq xam nga loolu déjà Sénégal on a intérêt boo jéemee dara ay at yu bari doxul da ngay yegg foo xam ne da nga koy changer parce qu'il y a des réalités chez nous notre président est mauvais Macky Sall baaxul il est rancunier te reykatu nit la ku bëgg nga wax ko ku bëggul nga bañ ko wax loolu sa coobere la mais Macky Sall c'est en fait un vipère day rey nit parce que Ablaye Wade est-ce que xam nga at yi yëpp Macky Sall da koy jéem a rey parce que li muy jël Abdou Diouf di ko teg ci Ablaye Wade di tabax ay affaire pour Abdou Diouf ne waaw Abdou Diouf moo doon lii loolu yëpp pour nakaral Ablaye Wade la mu dee. waaw parce que mënu koo teg loxo xam nga mënul jàpp Ablaye Wade rendi ko mënu koo jot pour posone ko mais daf ko bëgg a def nakaru xol loolu la ko bëgg a def. et son incompétence France yabal Abdou Diouf foofu. kon daal Ousmane daal Sidi Lamine xam nga dafa neexul nit amul njaboot ami doom